yéen a ngi seetaan seen télévision Touba Vision kon nag abonné leen te activé cloche bi ngir mën a jot suñuy vidéo saa yu ne. Touba Vision, la télévision qui suit l'enseignement de Khadimou Rassoul. ci ay waxtaanam rawatina ay xikmam ñu utiliser itam ñaari langue yi muy bind ko ci alpha bi waaye bind ko itam ci wolofal comme moo ëpp ci li ñuy bind. lii mooy tableau bu njëkk bi nga xam ne dafay jëmmal rek ak gane jamonoom xamle mooy kan ak man at la gane jamono ci 1914 14 septembre waaye ay waajuram itam ak fi mu tàmbali ci am njàngam ci sëriñ Amsatu naka noonu sëñ Alsaan ba ci ni muy demee ci sëñ Moustapha ginnaaw ba mu bindee kaamil ci ginnaaw bi sëriñ bu mag bi ñibbi seet waaw lii mooy xamle gu njëkk gi ci am njàngam moom itam moom la tënkaat fii rek wane itam nataal yi nga xamante ni moo tolloog bi mu ci tollee kanoon itam ci beneen langue bi lañ ko utiliser ab tënk ci fu mu ci jaar ci am njàng moom lay jëmmalaat nii ci làkku alpha bi naka noonu itam ñu ñëw ci bëgg gi nga xamante ni seblaat bëggoon na ko alxuraan waaye liggéey gi mu ko daan liggéeyal tàmbali liggéey bi ci bokk ci réalisation yi mu jëkk a def muy taxawal bibliothèque bu mag bi kaamil waaye itam doon binduloo itam ndaw ñi rawatina ndaw yi jamonoom ay kaamil alxuraan toll na ci limu 48000 kaamil sëñ Modou Mamoun a ngi noonu naka noonu itam daan motiver ndaw ñi ci bind alxuraan waaye itam daan leen soññiwaat bu baax a baax taxaw itam daara yi ak mboolem loo xamante ni loolu mooy limu kaamil yi fa nekk te ñu mool ko fii ci daara yi kaamil mu bokk itam ci ab taxawaayam ci alxuraan naka noonu langue bi lañ indiwaat fii rek ci wolofal bi moo ci nekk di misaal rek ni mu taxawalee alxuraan mu mel ni ki ni Sëriñ Tuubaa taxawoon alxuraan sëñ Moussa Ka sax bu muy woy sëñ Tuubaa ci ni mu waxoon mbaakool di bind di ko yut saalum di bind di ko yut muy jëndi mool di ca rax boo féetewoo di ko bindal mu féetewoo di la dundal boo koy bayal di ko bindal muy sàkk ñuy bay di la jox mu mel ni ki sëñ Blaat tam taxawaay boobu la yoroon yii lenn la ci misaalum kaamil yi fa nekk mu bëri lool waaye ñu tënk ko ci ñett yi wala ñeent yi juróom-benn yi tàmbale ko ci kaamil bu sëñ Mamor Fadilu kaamil bu sëñ Moustapha Saliou kaamilu sëriñ Modou Abibou kaamilu sëñ Ahmadou Diakhaté mooy sëriñ Cheikh Diakhaté kaamilu sëriñ Jili moom sëñ Abdou Lahad kaamilu sëriñ Abdou Lahad Chouaïbou ak yeneen ak yeneen sëñ Modou Abibou sëñ Abdoulahi borom dar bi ci wane exposition bi daaray kaamil tomb bu njëkk bi ñu ci wane mooy li nga xam ne waxoon na ko ci discours bi mu defoon ci 75 liggéey bi mi ngi tàmbali 74 jeex ci 77 ci ñaari at lim bi mu ci njëkk a def mooy 50 millions tàmbali ko itam ci am yéene ju rëy rëy ci taxawal daare kaamil def ci lu mat juróomi saal ba ca gën a mag mooy ba ca njëkk mooy saal bu alxuraan bi nga xamante ni daanaka moo waral exposition bi ñu tudd ko moom rek nga xamante ni feesal na ko dell ci ay kaamil alxuraanul karim ba léegi itam ci gën a xamlewaat bu baax daare kaamil ci sos gi ak objectif yi nga xam ne moo taxoon mu taxawal ko waaye itam machine yi mu fa def bokk na ci objectif yi mottali jubluk sëriñ bi radiyallahu anhu ci bëgg ak yéene ji mu amoon ci tasaare xam-xami lislaam waaye yaxal itam mbindum sëriñ bi ak xasida yi ak mboolem loo xamante ni turaas la maanaam jeexit la ci bu bàyyi ko ci sëriñ bi wattu mboolem lay ab denc ci mbindum sëriñ bi itam bokkoon na ci kii sëriñ Mourtada Ñang la moom sëñ Aate ci ñëw sëñ Aska lii am mbind la mooy lettre bi nga xam ne bindoon na ko wax ne tàmbali naa ci juróom fukki millions yi ci liggéeyu daaray kaamil bi bu ñu ñëwee itam ci li nga xamante ni mooy di exposition yi mënuñoo ñàkk fàttaliwaat li nga xam ne mooy ay réalisation yi nga xam ne def na ko tàmbale ko ci yokkum jumaa yi naka noonu daaray kaamil Aynu Rahmati jullikaayu ayit bi naka noonu almeeri Baqiya waaye yaatalaat élargiraat bu baax a baax dëkk bi di Touba yaatal ko ci 60 parcelles 60 000 parcelles yoo xamante ni daf ko yaatalaat yokkee ko dëkk bi lii mooy lettre yi nga xam ne bind na ko ci tere yi nga xam ne defoon na ko ànd ko mbokkam yu baax yi di ay rakkam sëriñ Abdoul Khadr sëriñ Saliou naka noonu Cheikh Moutada waaye itam yokkaat itam bu baax a baax yoon yi indi fii lii nga xam ne moo di université mooy sos ko am yéene taxawal bibliothèque islamique maanaam université islamique bi naka noonu centre de santé ndaamaatu moom moo ko fi taxawal naka noonu kër sëñ Tuubaa gi itam moo am xalaatu taxawal ko ci anam gi mu ko defee nga xam ne seen kër gi dafa mujj daanaka moo jur kër sëñ Tuubaa yëpp forage yi nga xam ne def na ko lu mat 18 forage def na ko ci ayam ci 21 ans yi nga xam ne moom la toog ci xilaafa gi taxawal loolu lépp naka noonu brigade de spéciale bu Touba poste yi itam moom moo ko fi indi ci biir exposition bi itam amal nañ fi ay lenn ci ay xikam yi nga xam ne dañ koy ballaloo ci alxuraan rawatina
Sëñ Abdou Lahad ak ni mu daan jëfandikoo alxuraan lii ci am misaal fii dafa wax ne jullit ñëpp ñaari inna rek moo leen boole innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axwaykum loolu mooy bokk leen yéene bokk leen ak bëgg inna sheytaana lakum aduwwun mubiinun fattaxizu aduwwa yaakaar naa ne jullit bu nekk bu amee lu ko naqari ci boppam seytaane moo ko teg lii lenn la ci lépp loo xam ne ci xikma yi nga xamante ni daan na ko faral di wax nee na lépp loo xam ne naqari nañ ci suñu bopp di ko tiisloo wala ñu di ko métitlu weesuwul war a sant yàlla te santuñu ko bokk na ci ay waxam itam ku bëgg loo wax ñëpp gëm ko bul def loo dégg nettali ko loolu tam ay waxam la nga xamante ni dañ ciy mën a jàng bu baax a baax rawatina ci jamono ji ñu toll nii xikma yi bëri na lool daanaka yii yëpp mat na daanaka lu jege téeméeri xikma yoo xam ne dañ koy ballaloo saa su nekk rek ci li nga xamante ni mooy ay waxam mu ne fii nit ak lu mu sikk-sikk su ma xamee as tuuti ci bëggam Sëriñ Tuubaa gisatuma sikkam képp koo xam ne ni yàlla def Sëriñ Tuubaa neex na la wuutewuñu la ak suñu bopp ni suñu bopp rek lañu la def loolu itam ak bëgg gi nga xamante ni bëggoon na ko Sëriñ Tuubaa waaye daan ko liggéeyal fii itam muy wax ne manees naa baax baloo wax muy dëgg waaye mënees la baax baloo dégg muy dëgg bëri pexe jub tey jubale ko gën loolu itam ci ay waxam la fii itam day wax naan def leen alxuraan muy seen kër def sunna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy miir bi ko wër ba ko am bu ko taxawee ca biti di leen woo lànk leen ba kooku seytaane rajim la fii itam muy wax ne na ngeen góorgóorlu ci ak njub mooy suñu ndimbal nañ góorgóorlu ci lu wér mooy suñu sag loolu ay waxam la fii itam ci bennoo gim benn la woon tarixa yi diw murit la diw xaadir la diw ci yàlla loolu mi ngi mel ne rek diw dafa xees diw dafa ñuul diw dafa xeereer teewut a bokk ndey ak baay boo nee na koo xam ne boo juddoo ñëpp yëg ko boo faatoo ñëpp yëg ko diggante bi loo fi def ñëpp yëg ko loolu ay waxam la nit de mën naa ëppale ay bokkam waaye mënut a am lu leen ëpp nit bu amee loo xam ne mbaaxam mayu ko yitteem mayu ko njàmbaaram mayu ko war naa fexe xool la ko may mu jàpp ko ci bu wér waaw loolu itam denoore ku yégal ay noonam kenn du ko wutal ay noon lii mooy li mu waxoon ci jullit yëpp rek ñaari inna leen boole mu wax itam fii ne juróom-ñeenti yëf yi bu ci nit ñi jugoon suñu borom dana wàcce ay xéewal ci àddina xam yàlla te toppaloo ko di jàng alxuraan te doo ko jëfe bëgg Yonent bi sallallahu alayhi wasallam te doo jëfe sunnaam di lekk xéewal yi suñu borom yi te doo ko sant foo toll di xool di gis sikk sa morom yi mi ndeefi bàyyi say sikk ragal sawara te doo def loolu ca musal bëgg aljan te doo jaamu yàlla doo def loolu ca dugal loo ca tàbbal di musu ci saytaane ci kaw di ànd ak moom ci biir foo toll di suul ku faatu te du la tee waaru loolu itam bokk na ci yi nga xamante ni daan na ko faral wax ci ay xikmam xam naa ne ba tey liy tënk rek discours bi wala exposition bi li koy tënk rek mooy wane Serigne Abdou Lahad Mbacké ak njàmbaaram waaye pas-pas bi nga xamante ni amoon na ko ci liggéeyal Serigne Touba waaye liggéeyal itam ndaw ñi rawatina ndaw yi nga xamante ni ñoom ñoo jamonante ak moom ba may wax ne sax weesu na sax ndaw yi jamonante ak moom ba ci léegi jamono jii nga xamante ni ndaw yi nga xam ne dañuy rek dégg ay waxtaanam mën nañoo jàngat ci moom bu baax a baax ba tax na commission scientifique bi bu ngoonee ak jàmm danañu amal benn jàngat discours ci discours yi Serigne Abdou Lahad Mbacké yi ngir rek ndaw ñi gën koo balloo baax a baax waaye waajalawaat ko mu doon waajtaay wax ne dañ koy waajee ngir rek waxam moom dafa doonoon lu am njariñ feesoon dell ak ay xikma ñu war koo mën a jàngataat bu baax a baax fàttaliwaat ko jërëjëf Serigne Youssou moom mi nga xam ne moo jiitee kuréel gi di Hizbut Tarqiyyah ñëwoon fii ànd ak waa daara ji ñëw visiter ziyaara si exposition bi nga xam ne commission scientifique bi moo ko doon def ci jëmmalaat liggéeyu Serigne Abdou Lahad Mbacké Serigne Youssou ginnaaw bi nga xoolee dégg li nga xam ne dégg nga ko ci jëf joo xamante ni yaakaar naa ne xam nga ko lool ndax mën naa ne képp kuy liggéey ngir yaatal njàngalem Serigne Abdou Lahad Mbacké yéen la ciy jàppale ndax yéen da ngeen a bokk ci formation yi nga xamante ni maanaam produit yi nga xamante ni ci production Serigne Abdou Lahad Mbacké kon war ngeen a mën a am lu ngeen jàngat ci dund ak liggéey Serigne Abdou Lahad Mbacké waaye nag li nga xam ne balloon nañ ko fii ci exposition bi nga xam ne commission bi Serigne Sidi dénk lépp lu jëm ci scientifique bu màggal gi ngeen ñu taxaw ci loolu lañ bëggoon a xam dëgg-dëgg lan moo ciy say réaction
ak lan nga ñuy dolliwaat ci Serigne Abdoul Ahad Mbacké mi nga xam ne yaakaar naa ne xam ngeen ko bu wér a wér. jërëjëf ñu ngi feeñal sunu mbégte ak tamit di yeesalaat sunu taalibe ndax sëñ Abdoul Ahad Mbacké nun sant ko moom lott nañ ci waaye xam gi ñu ko xam moo indi kerse gi nga xam ne moo tax ma ne noo ngi yeesalaat sunu taalibe di torox waaye li ñu fi fekk rek lii rek moo am solo ndax fekk nañ fi jëf ndax yàlla suñu borom ab jaam lu mu lott ci sant ko it sañ naa jël léppam jébbal ko ba noppi it di toroxlu gi mooy mottali moo tax suñu borom mooy mottali say jëf li ma gis fii na yaatu ci kër yi ndax sëñ Tuubaa ku bëgg a yéemu ci mbiram sëñ Tuubaa du ko ñu xam xaaban maqaami an siwal baaxil xadim xam kon suñu borom moom rek moo xam kuy sëriñ bi waaye nag sëriñ bi boo ci bëggee xam dara njabootam bi doy nañ ci kon tey jii bu ñëwee fekk fi exposition ci sëñ Abdoul Ahad ñuy wane lii ñuy wane ndaw ñi di ko gis mag ñi di ko gis góor ñi di ko gis soxna ñi di ko gis ñun am nañ lu tax ñu war a am jom am nañ koo xamante ne bu ñu ko xoolee dañ ñuy ñee waaye du ñee kenn loolu moom mooy sëñ Abdoul Ahad koo xam ne suñu bàyyee xel mooy kan dañuy xam suñu bopp te suñu borom nee na boo xamee sa bopp rek xam yàlla suñu borom loolu kon defe naa man damay sant commission bi te it di wax ne ñun du ñu benn kuréel bu beru ne le yéen ngeen nekk di dañoo bokk benn liggéey toolub sëñ Tuubaa yaatu ba nga xam ne kenn mënu koo matale kon kenn ku ci ne di xool sa morom di ko naw ñuy nawante di bëggante kenn ku ci ne boo gisee sa morom doo ko gëmee loolu mooy li dox sama diggante ak ñi nga xam ne ñoom sëñ Abdoul Ahad Jaxate ak ñi mu ko àndal ñëpp ci wàllu liggéey bi di leen sant tey feddaliwaat suñu kóllëre suñu diggante ak yéen sëñ Sidi nag siyaare nañ ko ndokkeel nañ ko ñaanal nañ ko mu yàgg fi loolu te lii nga xamante ne mooy jóg jéego yi ñu jóg sañ ñu fay wax ju yàgg ndax bés la boo xam ne yoonu murit gépp ko bokk waaye lislaam gépp ko bokki ndax koo xam ne jàngale na bay jàngale ne ku gis sa mbokkum jullit nga di ko sikkal na nga xam ne diw murit la diw xaadir la diw tijaan la mi ngi mel ni ñett ñu bokk ndey ak bàyyi kii xees kii ñuul ko xeereer kenn mënu caa tam kenn ba ñu ragal ko ñeme la loolu moo ko daan jàngale loolu boo ko xoolee ko da nga xam ne bis bi kon bisub lislaam gépp la te lislaam suñu boolee suñu bopp rek yàlla amul xol waaye di jël xolu jullit yi def ko muy xolam su ko defee lijjanti lépp yéwén jërë ngeen jëf asalaamaaleykum ñoo ñaari baat rek ñu fàttalikuwaat Serigne Atou Diagne rahmatullahi alayhi mu doon ko am taxawaay lool ci diggam ak Serigne Abdoul Ahad ñu ñëwaat ci rek ay kàddu yu néew rek ci diggam ak liggéeyu Serigne Abdoul Ahad bi waaw loolu lu ko mat la ndax bi ma siyaaree sëñ Sidi rek duggaat ci salle bi xoolaat fii nga xamante ne daan nañ ko fi fekk ma romb fi nga xamante ne itam wax dëgg yàlla jox nañu fa café ba tàyyi ndeysaan Baye Baara Ndiaye yàlla na yàlla suñu borom dolli ci moom yërmande ak xéewal daanu ko indil ak magi kër gi yëpp rek kon defe naa dinaa wax ne sëñ Atou moom sëñ Abdoul Ahad moo doon léppam ndax ba muy jàng nekk université jeexal am njàngam jox boppam sëñ Abdoul Ahad daf koo defal taweetu ñu wax taweetu tari xal-xaw mi waxtam ci daay yi def ci moom ay jikko yoo xam ne wares naa jaar daara dem fu baax fu ne di def ay jawalaat di seeti ñu baax ñi ngir am jikko yooyu mu taxañal ko ci ndimbal moo taxoon sëñ Atou wax dëgg yàlla amoon na gis-gis boo xamante ne ak dogu koo xam ne ci liggéey sëñ Tuubaa lu ko waay mën a seereel mën naa tënku ci ne amul woon yitte ci kaw suuf lu dul liggéey sëñ Tuubaa te liggéey sëñ Tuubaa nag mooy garab gi nga xamante ne mbooleem saalixaat yi la muy jur ci aw yiw lépp boo ko dajalee mën nga ko tuddee liggéeyal sëñ Tuubaa jërëjëf ndax sëñ Tuubaa dafa waxoon ne akramanil ilmu maal amali as-salihaati saxal yi kamaal yi ñu tënk ko rek en français waaw ok donc au nom de toute l'organisation Hizbut Tarqiyyah nous sommes venus avec humilité mais avec détermination pour nous joindre à l'honorable famille de Cheikh Abdoul Ahad Mbacké et aux disciples pour venir vivifier ce jour. La vivification, c'est à travers la lecture du Saint-Coran. La vivification, c'est également à travers les ziyaras, les visites pieuses auprès des membres de sa famille. Donc, je suis accompagné de responsables de Hizbut Tarqiyyah. Nous sommes venus rendre visite à notre guide, notre marabout, Serigne Sidi Mbacké. Puisse Dieu lui accorder une longévité sans commune mesure et lui accorder également une santé de fer. Nous lui avons rendu visite
il nous a honorés. Il nous a honorés et il a réaffirmé son engagement à nous soutenir. Donc nous n'avons pas tous les mots qu'il faut pour lui témoigner notre gratitude. C'est le moment également de témoigner notre satisfaction après notre visite de cette exposition qui est très glorieuse. Une exposition qui a su refléter des aspects extrêmement importants de l'œuvre gigantesque, de l'œuvre incommensurable de Cheikh Abdoul Ahad Mbacké. C'est une œuvre que personne ne peut évaluer, que personne ne peut appréhender. Parce que Serigne Touba, c'est quelqu'un que personne ne peut connaître. Il l'a même dit. Serigne Touba, c'est un miracle de notre Seigneur. Un miracle de l'apôtre de Dieu, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est apparu en ces temps qu'on appelle Akhir Zaman. Mais pour connaître Serigne Touba, il suffit de se concentrer pour regarder ses fils, sa famille, ceux-là qui sont en train de vivifier, de vivifier la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les valeurs islamiques. Ces valeurs sont réhabilitées par les membres de la famille de Serigne Touba. Quand on regarde les enseignements de Cheikh Abdoul Ahad, ça suffit pour être un bon musulman. Ça suffit pour être un disciple sincère qui ne cesse de rechercher l'agrément de Serigne Touba. Donc, il nous a abreuvés, il nous a couvés et il nous a honorés. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être des mourides de Serigne Touba grâce aux enseignements de Cheikh Abdoul Ahad Mbacké. Quelle a été la relation entre le Saint-Homme et la Daara Hizbut Tarqiyyah? Mais c'est Cheikh Abdoul Ahad Mbacké qui a créé cette organisation dite Hizbut Tarqiyyah. On l'appelait auparavant Daïra des étudiants mourides, mais nous sommes nés en 1975 avec son agrément. C'est lui qui nous a couvés, qui nous a encadrés, qui nous a aidés, qui nous a enseigné les enseignements de Serigne Touba, qui nous a également soutenus. Parce que le chemin, la voie était tumultueuse, c'était pas facile. Mais lui, il a toujours su nous aider à braver toutes les difficultés pour savoir que quand on s'engage dans la voie de la quête de l'agrément de Dieu, il faut que sa foi soit toujours une foi très solide. Il ne faut jamais trébucher. Il ne faut jamais regarder à gauche ou à droite. Il faut seulement se concentrer sur le service de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Donc, je vais terminer par dire quelques mots sur Cheikh Abdoul Ahad avec notre défunt responsable moral, Serigne Atou Diagne, qui nous a quittés récemment. Puisse Dieu déverser sur lui son pardon, sa miséricorde et l'accueillir en son paradis éternel. Serigne Abdoul Ahad, c'est lui qui aimait, qui chérissait Serigne Atou. Il l'a accueilli en tant qu'étudiant, mais également il l'a aidé à emprunter le chemin des hommes de Dieu. En tant qu'étudiant, qui n'est pas un produit des Daara, mais qui est un produit de l'université, quand il a terminé, il a eu l'engagement de se soumettre au khalife, de lui témoigner allégeance, mais également de lui donner son intégralité. Mais le khalife a accepté cet acte d'allégeance, mais il l'a soutenu, il l'a accompagné, mais également il l'a aidé à parcourir un chemin qui n'était pas évident. Serigne Atou, finalement, après les grâces reçues de Cheikh Abdoul Ahad, on pensait que c'est quelqu'un qui était un illuminé, qui est sorti des grandes Daara du mouridisme. Mais c'est Serigne Abdoul Ahad. Avec les enseignements de Serigne Abdoul Ahad, on surpasse ses pairs. Donc nous sommes sortis de cette exposition très honorés. Nous prions pour toute la commission. Nous renouvelons également notre allégeance envers Serigne Touba, mais également nous prions pour Serigne Sidi, Ibn Cheikh Abdoul Ahad, pour que Dieu lui accorde une longévité sans commune mesure. Donc je vais terminer par quelques mots en souhaitant également que Cheikh Mouhamadoul Mountakha, qui est à la tête de la communauté et qui est le premier héritier de Cheikh Abdoul Ahad aujourd'hui, que Dieu l'assiste afin qu'il achève sa mission dans la splendeur, dans le succès éclatant au service de l'islam tout entier. xanaa di la sant mbooleem waa Hizbut Tarqiyyah ci jàpp gi nga xam ne jàpp nañ ko ci liggéeyu commission bi tàmbale ko ci base bi ñu nekk nii ba ci exposition bi yaakaar naa seen loxo bi ngi ci biir ba ci témoignage yi nga xamante ni def ngeen ko wax dëgg yàlla yombal ngeen ñu lu bëree bëri ci li nga xam ne am na des ñaanal leen ci beneen yoon bi incha allah jërëjëf jërë ngeen jëf barakallah.
yéen a ngi seetaan seen télévision Touba Vision kon nag abonné leen te activé cloche bi ngir mën a jot suñuy vidéo saa yu ne Touba Vision la télévision qui suit l'enseignement de Khadimou Rassoul